ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média daleen ak jàmm ci xibaaru marax mi ponk ye ca gën a fës grève transporteurs yi fan lay mujjee xamaguñu li leer rek mooy gouvernement bu Sénégal nag ak transporteur routier yi nag ñi ngi amalub ndaje jamono ji ñuy wax ak yéen jëwriñ yi di Oumar Gueye Samba Sy Mansour Faye Abdoulaye Seydou Sow nag ñi ngi seq ak ndaje ak rek kon chauffeur société transporteur routier yi ngir rek ñu mën a àddu nag ci grève bi ndax dañu koy dakkalam déet ci kanam tuuti du ñàkk rek daañu ci am lu gën a leer lu soxal grève boobu ba tey gis nañu nag ne tey jile ay bis yu Sénégal dem dikk ñi ngi ko doon yàqate di def nag naka sudul noonu société bi nag ñu gis ni sax ni lu soxal kon bis boobu tax na nag ba ñu jël ci ay matuwaay bu baax a baax ci wàllu kaaraange tey ci suba amoon na ab réunion de crise bu ñu amaloon police gendarmerie joxante nañu loxo rek nag ngir saboté boobu daal ñu dakkal ko. beneen ponk ci biir xibaar yi sagar nag ma ngay xeeñ ca filiale poste finance waa poste la nee ñu nag luubal koppar moo fa ne ëpp na milliard ak lu teg juróom-ñaari téeméeri million la ak juróom fukk yoo xamante ne nee ñu dañu ko luubal nag ca filiale poste finance tax na sax ba ko jiite woon filiale boobu sax ñu daal di koy dàq ñoom liggéeykat ya nag mer ba futt doon janook taskatu xabaar yi di naqarlu lu ni mel ka ñu joxañ baaraam nag du kenn ku dul njiital kër ga. dinañ wax itamit ci dëddug àdduna Lamine Diack jamono ji ñuy wax ak yéen nag moom mu nekkoon njiital I2AF ma ngay noppalu ba faaw ca sëk yu Yoff gannaaw bu mu dëddoo àdduna moom Lamine Diack nag li mu def ci tàggat yaram de su ko nattable ca këram nag tey foo sànni woon mbatt rek mu takk muy taskatu xabaar yi muy ñi nga xamante ne ay sportif dëgg lañu sax ñu ràññee leen bu baax a baax ci wàllu tàggat yaram ña nga woon foofu rek ngir gunge ko ci këram gu mujj di ngeen dégg ci biir xibaar yi te doomam jooju di Pape Massata Diack mu del siwaat rek ci waxtu yu mujj yu bàyyam boobu mu doon xamle rek ni jamono ji yëpp nag waxi sunu borom kese la doon wax. dinañ defit taxaw seetlu tuuti rek ci benn fan ci weeru décembre atum 1944 ak jéye ji amoon ca Thiaroye muy soldat soosu nag ñu soxoon ni bal tubaab yi faat leen gannaaw rek ba ñu doon laaj nag kon seenub ndàmpaay xew-xew bi nag benn fan ci weeru décembre la ñu koy màggal at mu ne waaye ren ji nag ñi ngi ko màggal rek ci àjjuma ji mu am ay xew-xew yoo xamante ne amaloon nañ ko Ibou Diouf nag demoon na ba foofee ca sëkk yu Thiaroye ñu delluwaat rek kon ci jamono yu tiis yooyu mbokk yi ponk yaa ngi ni bu ngeen taaxarloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax mi niñ ko waxee woon nag ci ndoxteel li jamono ji ñuy wax ak yéen nag waxtaan lalu na ci diggante nguur gi ak syndicat transporteurs yi jëwriñ yi di Oumar Gueye Samba Sy Mansour Faye ak Abdoulaye Seydou Sow bokk nañu nag ci waxtaan woowee solo si mooy nu ñuy fexee rek daal ba grève bi nag ñu indi ci saafara mu am ab protocole boo xamante ne ni nag nee ñu dañu caa déggoo protocole boobu nag ñu fas yéene ko yóbbu rek ca ministère bi ñu dénk lépp lu soxal biir réew mi ak wàllug finance ñoom transporteur yooyu nag mu mel ni ba nëgë ni daal lu ñu bëgg amaguñu ko du ñàkk ñu del siwaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar wala boog balaa xibaar yi jeex ndaxam kon grève ba delluti nañ ci gannaaw am déet grève boobu sax la ñu seetlu rek ci bis yu Sénégal dem dikki nag am na ñenn ci askan wi mbaa boog chauffeur si ñoo xam ñu ko tàmbale woon di yàq di def naka sudul noonu nag kër gi di Dakar dem dikk mi ngi koy naqarlu bu baax a baax te gën a yokk nag kaaraange gis nañu sax tey ci suba police ak gendarmerie amaloon nañu ab ndaje nag ci wàllu woowu ndax bëgg nañu daal yooyu nga xamante ne mbiri sabotage la daal ñu ko tegg ci suuf Alassane Ba Pape Sangone Mbaye ci leeral. nataal yi ngeen di gis tey ci suba la ca Kébémer ginnaaw bu ñu bënnee pono oto bi ñu daal di wàccee ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ci nekkoon li ni mel itam ñu nemmeeku ko ci ay gox ci mel ni Touba ak Diourbel mu mel ni kon gréviste yi li ñuy sàkku mooy gis bus Sénégal dem dikk yi taxaw comme ni transport bi taxawee waaye nag xel mënu ko nangu li ni mel mënta wéy directeur général bu Dakar dem dikk jot na ay instructions ab réunion de crise la ñu amal niki tey ci suba ñu lëkkaloo ak waa police ak gendarmerie daal dinañuy taxawal ab dispositif sécuritaire ci gox yeeg goxaat yi bis yu ñu jotoon arrêté ñu taxaw mu mel ni tàmbaliwaat nañu di dox seeni soxla ci jamono ji amul benn trafic bi nga xamante ni taxaw na
jot nañoo doxantu ca terminus Sénégal dem dikk ca Liberté 5 fii liñ fi fekk mooy ay clients yuy xaar seen heure départ jot ak ñeneen ñi nga xamante ni dañu ñëw ngir annuler seeni réservation ñaawlu nañu li ñu jot def bus Sénégal dem dikk yi. donc loolu nag damay lancer appel ci grévistes yi loolu bon vraiment je le déplore teguñu ko ci yoon parce que mënuñu nag paralyser système dëkk bi tout entière donc ñoom dañuy revendiquer benn cause certes mun nañu revendiquer seen cause grève mais ñu bàyyi Dakar dem dikk def liggéeyam parce que dëkk bi nag mënul taxaw à 100% kenn bañ a dem kenn bañ a dikk. réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk daal ñu jàppalante bu baax a baax a baax a baax a baax te ñu bàyyi li ñuy def xam ne nit ñi sonn nañ amuñ lu dul réew mi nag amuñ lu dul réew mi rek lañ am te ñun sénégalais yi ñoo ko war a defar te niñ koy defaree mooy dañoo war a toog waxtaan déggoo loolu la ñu war a def waaw président réew mi tam mu comprendre sénégalais yi. mu mel ni Dakar dem dikk mu ngi wéy di xool situation bi fu muy toll jamono june société bi daal di ñoŋal kaaraange gi ci gox yeeg goxaat yi. ma nga ko ñu koy jaajëfal bu baax a baax Alassane Ba ñu àddu rek ci leneen ba tamit jëm ci chauffeur si nga xamante ne nag kon mer nañu ba futt gis ngeen car yooyu nga xamante ne dana ko doon yàqate muy Dakar dem dikki Sénégal dem dikki gis nañu itam ni fële moom ca diwaanu Ziguinchor tamit chauffeur sa dañoo daal di xëy rek kon baare gare routière bu Ziguinchor ba ñoom chauffeur soosu nag lànk nag ne benn poto du daw lu diruk ñetti fan gis nañu ne dañoo déggoo kon ci seen grève boobu li ñuy sàkku rek mooy kilifa yi nañ ci wax lu ko mooy duñu ci dellu gannaaw Boubacar Dia si Lamine Mandiang la ñuy fekk ji ca Ziguinchor. comme dafa paralysé wu fii ci diwaanu Pakao oto demul dikkul. ñun transport souffrance bu ñu dajee dafa bëri te boo xoolee transport état dimbalewuñ tey boo jógee fii di dem Dakar. boo xoolee montage boo dem ñu ne la indil 1000 francs indil 2000 poste douane boo egg si mu ne la tees lan mooy tees ñu jógee fa ñu changé permis ñu jógee fa ñu ne carte grise yi bees yi carte grise yi bees yi ñëw yow nga yor carte grise boobu da nga ko muté woon da nga ko jënd par bu la boo xamante ni dañ ko muté woon bien mu jaar douane Sénégal jaar lépp ñu ne léegi yow boo koy muté waat sa tour ku la jaay oto boobu day dem def numérisé encore yow nga defaat double numérisé bi yow ko ku la jaay oto bi yow jaay na la oto bi yow au moins oto bi carte grise baax na au moins état bi yombal ñu sax ñu ne la yee léegi comme jaay na la oto bi yow da nga ko bëgg a muté waat sa tour numérisé bi lañ bëgg a ñëw kon numérisé boobu nañ ko def benn mutation mais yow nga dem numérisé dem ay frais impôt def lépp presque mu ngi lay dikkee plus de 500000 yow nga ñoo def beneen double mutation loolu doo fa métti transport. ay moto Jakarta ñoo nekk di assurer transport yi ci yenn gox yi ñu nekk fii ci région bi. nag état bi su ñu mën a dimbale waaw lu mu jàpp lu ne mu dimbale transporteurs yi pour ñun tamit ñu mën a liggéey loolu dinañu neex lool pourquoi ñun loolooy suñu coobare suñu voyagé wul du ñu mën a am dara. wax dëgg yàlla nag métti na lool. man mii sax Kolda laa nekkoon moto laa loué jógee Kolda pour ñëw Sédhiou loolu problème la. cette place 2300 la 2300 la tey nga fay 10 000 loolu leneen la. jigéen yoo xamante ne ñooy jaay ci gare routière bu Sédhiou ñoom nag ñi ngi nekk ci ay jafe-jafe yi tar. métti na ci ñun torop ndax ñun bu ñu xëyee garage la ñuy liggéey fa la ñuy suturaloo fa la ñuy amee te fi mu ne nii yëf yam moom tàng na tàng boo xam ne garage day mel ni fii nii oto mosu fiy taxaw. maa ngi nii di lal bagage te yi ma yor ay bagage yi yàqu la di ñaan nguur gi na delloo si xelam te dimbala ñu te yàlla rek a tax. fii ci diwaanu Sédhiou nag gis na ñu ni transporteurs yi respecté nañu bu baax mot d'ordre de grève bi wante nag population yi tiit ak jaaxle sonn lool ñu bëgg gouvernement bi mu daal di saafaral problème bi ci nu ma gën a gaawee. mangook mu nekkoon Bakary Konté ca Sédhiou ni ñu ko waxee woon ca Ziguinchor moom dañu gis ni chauffeur sa nag dañu xëy rek ñoom tamit di nag kon baare taliba di def nag naka su du noonu rawatina ak gare routière ba ñoom chauffeur soosu nag tey def nañu seen kéem kattan ba woto sax mënu fa woon daw diirub ñetti fan ni ñu ko waxee rek ñi ngi joxante loxo ngir grève ba nag ñu mën koo sàmm bu baax a baax Boubacar Dia si Lamine Mandiang ci leeral. chauffeur yu nekk ci gare routière bu Ziguinchor gaare seeni oto ngir respecter mot d'ordre bu seen responsable nationaux yi ci ñetteelu fan bi lañu amal ab barrage ci buntu gare routière bu Ziguinchor responsable bii nekk ci gare routière bu Ziguinchor wax ci lu ni mel. grève bi métti na ñoo ngi masawu ñaan jëgal population bi nañu jëgal bu baax a baax nga ñu xam ni ki du suñ coobare tey kenn ku ne foo bëgg a dem fa mais tey dafa di lu nga xam ni mooy
ñun daanaka dafa am lu nga xam ne daf ñu yàgg nañ naqari lool ay at ñu ngi koy dundoo. chauffeur bii di wax seen bëgg-bëgg. li ñu bëgg nag mooy ñu dimbali ñu rek may ñu jàmm ndax Dakar Ziguinchor dafa sori te boo jógee Ziguinchor boo demee am bagage boo daggee reçu rek dañ laa war a may liberté bu fekkee nekk nga en règle sa pièce yëpp complet dañ laa war a may jàmm. chauffeur bii nekk ci gare routière bu Bignona moom it yokk si lu ni mel. Kër Ayib ñun chaque jour Kër Ayib la ñuy jaar Kër Ayib tamit contrôle ba foofu dafa métti ci frontière bi Gambien yi amuñu ak ñoom benn problème wóor na yàlla mais police Sénégal dañoo sonal ci contrôle bi nañu ci jàppal lu ñu ci mën a jàppale ñu ci. grève bi moom xam nga ko gaaree ñetti weer kooku ay une semaine yooyu warula déranger. tant que nag suñu syndicat jiwut ak état jiwut ak suñu syndicat ñun suñu war duñ déplacé mais du duñ ko daal fii ba semaine pare nañ pour grève. ñu jàpp ne situation grève bii moo amit ca gare routière bu Oussouye waaye it bu Cap Skirring. liñ koy xewoon ci ndoxteel li sagan nag ma ngay xeeñ ca poste rawatina nag ci filiale poste finance boobee ñu nga fay tudd nag luubal koppar lu ëpp benn milliard mbaa boog milliards yu teg juróom-ñaari téeméeri millions ak juróom fukk dàq nañu nag jiite filiale boobu dañu ko dàq ñoom nag di liggéeykat ya ñoom mer nañu ba futtu ndax li ñu dàq kooke ndax nee ñu daal lu di njàkk njiital kër ga la ca boppam ñi ngi ci doon janoo ak taskatu xibaar yi tey sàkku nag ci kilifa yi ñu indi ci leeral na mu gën a gaawee Fatou Bintou Konté Amadou Ba. mu nemmeeku ni am na ab lajj gu am ci biir poste finance moom mi nga xam ne moom moo ko yor lu toll ci 1 milliard 750 millions directeur général bii di Saliou Fédior kii di directeur général bii di Abdoulaye Bibi Baldé da koo mujjoon a sax dàq mu di décision boo xam ne ñi nga xam ne ñoom ñuy liggéeyee poste dañoo jàpp ne tegu ci benn yoon. directeur général bi nga xam ni moo fi nekk tey di Saliou Fédior te muy tante ne da koy wàccee kooku bi mu ñëwee dafa jéem a fexe ba def état des lieux quoi de plus normal directeur général ñu andi la nga nekk un professionnel xam ni li nga xam ni ñu ngi ko doon tudd foofu noonu c'était devenu public. ñoom postier yooyu nag jàpp nañu ne dossier bi nga xam ne moom moo nekk ci poste finance ab délinquance financière rek moom moo ci am. moo tax nag directeur général bi di Abdoulaye Bibi Baldé lan ko yàqul tey. l'entreprise à travers un organigramme qui a la taille d'un ministère tey jii nii yokku locaux yi am na ci yoo xam ne sax réceptionné wuñ ko parce que ça a été très mal fait il s'est permis naan daf koy sécuriser lancer benn marché avec un contrat boo xam ne c'est 32 millions. moo tax syndicat bi di syndicat national des travailleurs de la poste et des télécommunications nekk fee ca bërëb liggéeykaay bële jàpp ne nag dafa jot ñu leeral li nga xam ne moom moo di détournement bi de te lépp luñ ci mën danañ ko ci def ngir mu leer. waaye li nga xam ne tey jii moom moo xew sous le magistère de Abdoulaye Bibi Baldé dafa wullee ñaay moom nekkeewu fi lenn lu dul xool fu nag ba duufee mu jéem a dagg loolu nag dafay dakk. ñoom postier yooyu nag ña ngay ñaax njiitum réew mu Macky Sall nag mu gëstu leen xoolaat bu baax li nga xam ne moom moo di poste ak yorin bi nga xam ne directeur général bi di Abdoulaye Bibi Baldé maa ngi ko yor poste te mu nekk yorin gu tegu benn ci yoon. Fatou Bintou Konté ñu lay jaajëfal ñu yegg ba Wuro Sogi directeur bu centre hospitalier régional ba nag déggoowul jamono ji ñu wax ak yéen ak liggéeykat ya nag ñoom ña ngay naqadu daal ndàmpaay yi ñu yokkal directeur ba te dara teguwu ci yoon moom directeur boobu sax ci boppam ñu koy jiiñ nag ni facturation yi daf ko daal di kon yokk ci bëgg-bëgg boppam mu soxal nag kon koppar yi nga xamante ne jëm na ci malade yi amee jàngoro yi Covid la ñuy lekk moo waral liggéeykat yu hôpital boobu xëy def toogaayu ñaxtu Ali Bandel Niang. béddeeku nañu bërëbu fajukaay yi salle d'hospitalisation yi rango seen ay morceau yu xonk ngir amal seen ñaareelu sitting ci diiru benn weer fajkat yi maanaam agent de santé yi bokk ci syndicat bi di SUTSAS ñu ngi wéy di exiger maanaam ñu dakkal yokk gi ñu yokk li ñuy fayee directeur hôpital bu Ourossogui. augmentation boo xam ne conseil d'administration voté na ko ba directeur commencé naa jot prime yi jógee ci 600 et quelques mille ba 1 million 90 mille qu'on trouve vraiment injuste parce que directeur mënul augmenter ay prime am mu ne ñuy justifier naan hôpital bi dafa yokk ay recettes te recettes yi hôpital bi yëpp ko liggéey alors que moom mu ñëw yokk ay prime am bàyyi la en rade tout personnel bi yëpp nekk fii ci hôpital bi. beneen mbir mu xaw a niroog malversation ci làmmiñu syndicaliste yi mu jëm ci wàllu koppar toppatoo ñi amee jàngoro yi coronavirus tuuma yooyee ci làmmiñu Amadou Lamine Sano di njiitalu SUTSAS ci hôpital bu Ourossogui.
fi ñuy hospitaliser malade yi nga xam ne dañu am corona malade yooyu nag nguur gi dafa jagleel benn xaalis boo xam ne daf ci am partie boo xam ne mooy seen lekk ak seen naan foofu la war a jóge te loolu hôpital dafa waroon tënk ak benn restaurant ci biti mu leen di jox lekk ak naan loolu hôpital defu ko ñun nag jot nañ ay xibaar que ne hôpital justifié nañ bi ñu waree justifier facture yooyu hôpital wut nañ facture ci benn restaurant mu nekk ci biti boo xam ne mi ngi toll ci 677 500 ñu ñëw dugal ko ci facture yi alors que restaurant boobu musuñu teg seen tànk ci kii bi xaalis boobu nag nañuy laaj ne loolu fi mu dugg nañ ñu ko leeralal ñun syndicat lañ ci hôpital bi lañ nekk bu ñu gisee loo xam ne dafa am lënt-lënt dinañu laajte loolu nan la demee ba mu leer. tension baa ngi wéy kon di gën a monté wu ci biir hôpital bi nga xamante ni diggante ñenn ci liggéeykat yi ak seen directeur kat jaarootuñu ci ab taal moo ne sax nag njiital hôpital bi di directeur bi xamal nañu ne tayiwul di leen tàllal loxo ngir ñu ñëw ñu waxtaanee li jëmale kanam kër gi waaye woote yooyu yëpp ba léegi antoo guñu. Ali Bandel Niang ni nga ko waxee njiital kër docteur boobu nag tàllal na leen loxo ngir ñu waxtaan waaye nanguwuñu loolu la wax moom docteur Ousmane Gueye lu soxal nag la ñu ko yokkal ci payoram nee na nag yoonub liggéeykat newu ca ndax conseil d'administration ba moom moo jël dogal bi nu mel te itam ni muy yore hôpital bi kon amul kenn ku mu ci waxal ci lu jëm ci liggéeykat ñu teewlu ko moom docteur Ousmane Gueye. walla sama xalaat li lu yomb la mooy man loolu. nañ dem laaj ko kii ko yokk ñi ko yokk ndax directeur du yokkal boppam dara liggéeykat la samay kilifa ñoo am droit ne ma dañ la defal lii comme ñoom bi ma fi ñëwee léegi li ma jéem sama képp laay kattan ngir def ko ci hôpital bi def naa ko ndax loolu man la war def naa ko te mosuñ cee wax dara kon nag nañu aussi nangul ma loolu. ñoom nañ leen wax ko moom restaurant bi ak la ca nekk lépp mu simple ci sama côté nag man awma lu may justifier ci li ma liggéey. ñi ma ci rendre compte mooy samay kilifa yi nekk sama kaw loolu laa am lu ma ci tontu li ci des nag moom bi ma bindee lettre en tant que comme ñaari mbaxana la yor mu jël benn mbaxana bu rouge bi mu takk tey di secrétaire général lu SUTSAS bind ma lettre ma delloo ko mbaxanaam yombal ko mbir mi en tant que chef de service de soins infirmiers ne ko léegi étudier ma ko defal ma rapport may naa la 2 fan. ma ngoog ñu wax rek ci génnuk àdduna Lamine Diack mi jiite woon I2AF ci jamono faatu na nag tey jii ci Ndakaaru moom moomu ñu ràññee bu baax a baax ci wàllu tàggat yaram ak fi mu yóbbu athlétisme ci àdduna wërngal këpp raaye bu Sénégal nag tey ñu yëkkati ko ndax moom moomee di Lamine Diack ñu gunge ko nag mooy sportif yi ak mboolem jege ñaale yi mbokk yi gunge nañu ko ci këram gu mujj ma ngay noppalu ba faaw ci sëkk yu Yoff Habib Faye. yeewu gu tiis gu metti ci suba gi ci biir réew mi Lamine Diack wuy ju boroom ñuy yëngu ci wàllum tàggat yaram di yeewoo ci dëkk bi ñëpp jaaxle moom ma woon njiitu I2AF la mu liggéey ci histoire sport bari na ba tax na itam kenn desut woon laata ñu koy rob. À 17 ans la ma Lamine Diack imposé ma jouer équipe première. Son discours de tous les jours daf ñu doon wax ni ñun Jaraaf non seulement famille lañu mais ñun formé wuñu ay footballkat ay nit la ñuy formé. mooy ñu bëri ñu am kër Ndakaaru tey moo leen may kër te peut-être moom kenn mënul compter kër yi mu am parce que lu néew la war a doon su fekkee ne am na ko. mooy modèle dañuy jooy kilifa dañuy jooy wayjur mais dañuy jooy jullit ak xam nit ku maandu nit ku yiw nit ku jub nit ku baax. nekkoon nde jërë bokk moomeel bu Ndakaaru ca atum 1978 Lamine Diack doonoon waay politique goo xam ne ndaw ñi jamono ji ñu war a roy ci moom lañ. li nga xam ne nag moo ñu boole du saageenu dama nekkoon directeur de cabinet en 1978 ci mairie Dakar suñu ay famille ñoo jaxasoo woon mu nekkoon sportif dëkk Rebeuss dëkk Plateau nekk di football foyer France Sénégal nekk seen demi ñu ne bokkoon ci xale yi ko doon topp. fi mu yeggal na fa Sénégal parce que fu mu jiite rek ci Sénégal daf fay feeñ Afrique daf fay feeñ kon tey lii dalul rek Sénégal àdduna bi la dal Afrique mais dalit Sénégal moo tax sportif yëpp mobilisé wu ak mbokk yi. Lamine doonoon koo xam ne itam ku bëri woon kersa la ak sutura. ci jëfam lu bare mooy li jar a xeex mooy bëgg sa réew bëgg sa dëkk bëgg fa nga cosaanoo te malgré lépp fu mu yegg ci àdduna musta fàtte Sénégal musta fàtte Ndakaaru. bëri woon na lool ñu ñëwoon ngir rendre hommage kii di Lamine Diack
ma nekkoon patron athlétisme ci àddina wërngal këpp raay ak réew mi yëkkatiwaat nañ ko ca kaw jagle laat ko jamono ji mi ngi tëdd ca sëg Bakiya bu Yoff. ma ngoog ñuy wéy di mastawu njaboot gi te di ko ñaanal moom moomu di Lamine Diack suuf woyof ci kawam sunu borom xaare ko àjjana. ñu wax ci décret bu yees bi nga xamante ni président Macky Sall nag moom moo ko xaati mu soxal nag à la traité yi jëm ci militaires yi ak généraux yi kon seenuk à la traité daal yokk nañu ko ñii benn ñii ñaari at ñu ci mel ni gendarmerie sapeur pompier nag ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy soldats yi ñoom nag seen âge retraite daal yóbbu nañu ko kon ba juróom fukki at ak benn ñoom la ñu yóbbu âge retraite bi ñu ci des nag muy généraux yi brigade yi ak généraux de brigade aérienne yi ñoom seen âge de retraite ak amiraux yi yóbbu nañu ko ba ci juróom benn fukki at ak ñaar. ñu dem ba réew ma Gambie googee nag ñi ngi waajal kon seen wotu falu ko njiitu réew mi ëllëg nag ñoom Gambien yi daanu rek kon dem ci mbañ gàcce yi ngir wote ji juróom benn ci candidat lañu Adama Barrow moom président sortant ba bokk na ca Gambie googu dañuy dem fekk ji fa Abdoulaye Cissé sunu naataango ma nga fa ngir toppal ñu wote yi Abdoulaye Cissé maa ngi lay nuyu bu baax a baax ni mu ko waxee ëllëg ci aseet ji ñoom waa doomi Gambie daanu dugg ci mbañ gàcce yi ngir wote tànn seen njiitum réew. Adja Fatou Kiné wax dëgg lépp yemm na pour Gambie war a mën a dem ci ay élection am li feeñ sax mooy organisme yi nga xam ne ñoo yor élection bi dañoo capitaliser expérience bu rëy ndax ñi nekk ci IEC Independent Electoral Commission bi nga xam ne moom a féete ginnaaw membre la yoo xam ne wër nañu Afrique yëpp fu élection am ñu bokk fa moo xam ay observateur la ñoon moo xam dañoo bokkoon sax ci ay ñu Union africaine wala CEDEAO yónni expérience boobu ñu capitaliser moom la ñu indi pour organiser élection bi amul dara lu ñu bàyyi matériel bi tasaare nañu ko ba pare ci gox yi fu nit war a voter matériel bi dem na seeni observateur ak représentant wu état-major politique yi bert nañu fi sax ay observateurs yoo xam ne CEDEAO ñoo leen yónni ñu ñëw doon nemmeeku ci président commission bi jàpp ni kon état-major yi def nañu li leen war campagne nañu weeru lëmb ku nekk def na dara desatu lu dul sànni carte te Gambie jàpp nañu nu suba balaa ñoo tëdd ba bët di set ci dimanche bi bu nu xamul fu mu féete danañu am tendance yu diis pour xam ku nar a falu président fàttali rek ni Gambie du ñu sànni carte comme ni ko réew yu bëri di defee seen vote ay bii la yoo xam ne dañu koy toqal ci biir bërigo bu dalee ne keseng ñu xam ni voté nga loolu la ñuy jukkiwaat mel ni ay bi yu wure konte ku nekk lan nga am ci sa bërigo. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Abdoulaye Cissé mbokk yi ci kanam tuuti xibaar yi ci nasaraan di ngeen ci ànd ak Léa Soukeyna Ndiaye ñu leen di ñaanal jàmm.